dama daan bàyyi yu bari ndax musique su ma bàyyee jàng sax musique moo tax kon moo tax man ku ma dimbali ci musique rek yaa ma moom parce que aw ma dund musique te maam Cheikh bu mu ñëwee nag teg naa ay programme am naa fulla koo xam ni maam Cheikh bu ma duggaloon ci leneen du ma ci dugg déedéet ndax man musique rek laa bëgg mais ba mu ñëwee musique la ma indil ci musique laay dox musique laa xam moom rek laa xam moom lañ ma xamee ci loolu la ma indil moo tax incha allah ñu ngi wàcc ak waa Jéeri Ngoone signé naa ak ñoom li waral conférence de presse bi ñu bari dañuy defe ne ay jàddu wiiri la wala ay détails déedéet El Hadj Keita liñ ma xamewul woon démb du ma bàyyi ba tey di ko def déedéet dama signé ak maam Cheikh Mbaye pour jëm ca kanam parce que ñu bari gëj nañ dégg El Hadj Keita ci programme yi ci soirée yi ci lépp moom tamit ñëw na indil ma sono ne ma chaque mois di nga jouer wala bu la neexee chaque semaine di nga jouer yow waxal lan la leena laa la sant nelawal répétel nelawal répétel nelawal répétel kon instant yi nag ñuy waajal nag bés yu mag yu bari du benn bés du ñaari bés du ñetti bés lu yàgg la parce que carrière dafa gudd carrière musique dafa gudd lu yàgg la te dafa laaj patience te ñun yàlla def na am nañu patience ndax boobu ba léegi ñu ngi xaar ci loolu la ñu nekk kon maam Cheikh tàccul leen ma maam Cheikh Mbaye waay tàccul leen ndax xale la de du mag xale bu ndaw la moom njabootam mais deful loolu dafa ñëw te li gën a garaaw moo tax musique dafa garaaw sama kër maam bi nga xam ni foofu lañ ma ngéntee man ak Soriba Kouyaté sunu kër maam bi nga xam ne foofu lañ ñu ngéntee foofu mooy léegi bureau bi loolu doyul waar loolu baatin la foofu la jël def fa bureau bi def fa studio bi def fa sono yi def fa lépp te am na leneen lu muy liggéey lu dul loolu maam Cheikh yàlla na nga fi yàq man El Hadj Keita pare naa pour liggéey ndax ci liggéey nga ma woo waaw man nag ñu bari buñ ma gisee tay nii pour may wax dina xaw a yéem man way rek laa xam mënuma wax noonu la demee mais tay nag comme presse bi ñëw na faw ñu waxtaan ak presse bi ay ci léegi nag poser leen question yi ñu tontu foofu nag peut-être ñoo koy gis ñu gis Sidy Diop tey mu def conférence de presse yow tamit nga def conférence de presse sànq ci biir buur wax na ko le 31 loo xam ne tamit Sénégal yi ñëpp ñoo koy xaar muy sa côté muy sa fans yi tamit di fans yi di Sidy Diop na la tëgg le 31 tuddee que benn show mag Bercy Dakar boo xam ne le 31 nga def ci sa biir koñ sa biir feer sa biir koñ sa biir gox muy Médina yow mu tamit nga ne la tëgg tamit foofu sa Médina concurrence bi tamit concurrence bi ñuy wax est-ce que maanaam dëgg la wala concurrence boobu tamit yow noo ko gisee beneen bi tamit mooy mayal gars yi loolu lépp mayal gars yi jàpp ji rek. ok du mën a jàpp loolu lépp. jàpp ji rek ñeneen ñi am question. ok benn question rek ñoom nee nañ. waxaat ko répété waat ko waaw benn question bi la benn may continuer si même question bi mooy nee nañ même yow boo fekkee yow def nga lii di concert gratuit ñu ngi def entrée 3000 sax yow fee day fees mais yow c'est doo am ay nit yooyu yëpp loo si tontu tamit. merci pour cette. waaw merci ci question bi premier bi lan nga wax premier bi maa xam la sa question yi bari la nga boole moom bari premier bi da nga ne concert yi ak bagage yi événement yi nag ñu ngi ñëw loolu sama ménagère biram moo koy dox man moom répéter wayal lañ ma sant waaw
pour Birame la waaw ok Birame loolu dina ci tontu léegi beneen bi nga ne 31 concert bi El Hadj Keita yàgg naa concert biir Médina te Sidi tamit yàgg naa concert biir Médina te musuma concert Sidi c'est mon frère war na ñëw Médina am na fa ay fans war na ñëw Médina concert mais ñun teg nañu suñu programme bu yàgg ak Mame Cheikh Mbaye parce que man ba ma njëkkee ñëw ci Djily Ngoné tak on a attaqué programme nañu suñu événement conférence de presse bi sax defoon nañ ko bu yàgg programme nañ ko bu yàgg teeru bi mais dañu changé waat affiche bi parce que dañu woo nañu teer bi dafa xat mënuñu ko jël Mame Cheikh lijjanti baaramun bi man sikkim laa gëstoo ma yóbbaale sama producteur moo may tegal sama conducteur sama carrière ne ma defal lii ma def lii wayal lañ ma sant kon incha allah concert boobu tamit dañ ko yàgg di maye waa Médina te boobu ba léegi def ñu dara biir Médina moo tax ñu maye concert bi le 31 octobre incha allah waaw ay dina fees ak du fees moom ay fees moom yàllaa ko yore merci. Merci El Hadj. Dame Scipio Médina TV ñu xam ne rek ñaari question doy na parce que tamit ñi fi nekk ñëpp bu ñu bëggee wax du sorti Dame vous avez la parole. merci beaucoup salaamaaleykum public bi di wax salaamaaleykum El Hadj Keita doomu Médina bi tamit di nuyu ñu fi teew ñëpp bon première question bi mooy El Hadj Keita gis nañ tey yaa ngi dugg ci label bu mel ni Djily Ngoné production bu doon label bu am doole macha allah te label bi gis nañ ay jeunes ñoo ci nekk te foo ay jeunes daje rek day mel ne ay koy fuñ daje concurrence bi dafay bëri est-ce que yow pare nga pour concurrence bi nga xam ne moo am foofu beneen bi tamit waa label bi laa koy poser question tey dañuy gis tey waa Subatel njëmb ki nga xam ne mooy Sidi Diop mu topp voile comme tibb tànk est-ce que du El Hadj Keita ngeen di préparer tamit pour mu dox ci tànk yooyu merci. merci xam naa ni bi nga wax pour label bi dañuy jox Moustapha mu tontu su paree El Hadj tontu bi si des. ok loolu question boobu je pense que réponse dafay simple déjà man dafa may wax la mooy tibb tànk parce que man pour man affaire bi dañuy liggéey rek quoi xam nga aujourd'hui on est dans un monde boo xam ne cette concurrence bu dee c'est une concurrence dañ ko mën a wooyee il faut que ñu jàpp ne on est dans le monde du showbiz loolu c'est des choses qui existent partout amul fooy dem dans le monde te des artistes yoo xam ne dañ nekk si yoon duñu xëccoo boobu ñuy xëccoo dafa war a nekk rek xëccoo bu seen bu mu jar ñu yàqante der bu mu yàq ñu saaxante parce que ay frères lañu aujourd'hui tey mën nañ nekk dans un moment di ut loo xam ne kenn ku nekk nag ko soxla mu indi ay coow mais suba kenn ku nekk damay nekk ci la nen ñun ñii di wax ak yow ñun duñu ay xale ci milieu bi dund nañ Youssou Ndour Omar dañ ko dund suñu jamono wala woon dañ ci doon wax weerante ak suñu tey anam c'est derrière nous ndax keneen ak keneen am na fi amul turu artistes yu ñuy dendalee loolu dafa yàgg du loo xam ne ay problème la xam la moo am solo qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire muy way comme ni mu ko waxee way muy liggéey na fexe ba aujourd'hui en tant que artiste dafa am ñu topp ci ginnaaw bëgg ko te yàlla ndax bu mu leen rusloo de la même manière que beneen artiste bu mu mënti nekk mission bi ñu am ñoom mooy ñu fexe ba sigil seen bopp sigil seen ay fans sigil un peu le peuple sénégalais parce que gis nga lu ñu fi mënti def yàgg le Sénégal qui gagne parce que aujourd'hui c'est de très beaux titres qui vont bu ñu ko joowee titres yi day gën a bëri clip yu rafet yi day gën a bëri marché bi day open ñun ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw dañuy gën a mën a liggéey donc man pour man y a rien de calculé ñun nekkuñu ci loolu je pense que ñun ñoo mag loolu parce que loolu jiitu na ñun miin nañ loolu du loo xam ne bu doon ay producteurs yu ndaw lañ ñi doog a dugg ci musique sax waaw mais ñun nag ku fi nekk si ñun ñi nga xam ne ñoo jiite def nañ minimum ay 25 ans de carrière je pense que tey bu ñu topp benn érage nga xam ne suñu rakkaat la nekk fi naan dañ koy xëcc ci ay xëccoo donc ñun nekkuñu ci loolu peut-être que date yi dafa tombé te ñun bi ñuy ñëw di signé ak El Hadj date bi fi lañ ko fekk déjà loolu rek ñun ñu ngi ciy wax suñu label di ci wax lu nekk date bi ñun fi lañ ko fekk El Hadj date bi n'est-ce pas jàppoon ngeen ko donc ñun bi ñuy ñëw di wax ñun date bi fi lañ koy fekk donc li ci des nag ñun dañuy liggéey bu ñu waree def benn affaire dañ koy def El Hadj fii nii muy ñëw nii nekkul daf fiy joué El Hadj fii daf fiy joué
donc c'est normal ñu am relation boo xam ne ak kii bu ñu waree def conférence de presse mais fi ñu am relation kooku la ñuy woo donc ñun waa Baaramundi la ñu am relation parce que El Hadj dafa ñëw di jouer donc et après yàlla def na kooku tamit comprendre teeru bi dañ ko war def événement bu rëy pour El Hadj Keita ñu essayé woon ko foofu déggoo woon ci mais moo am ay contraintes d'espace parce que Covid bi aussi hôtel yi dafa xaw a sélecté gars bi expliqué ñu dernière minute ñu déplacé ko indi ko fii mais la conférence de presse était prévue aussi depuis donc information bu ñu joxee leen ko noonu ngeen xam ne noonu la demee après li ci gars yi di wax loolu dañ koy gérer parce que ñoo mag loolu merci donc pour bàyyam question bu bàyyi El Hadj mu tontu. waaw pour beneen question bi mu ne concurrence ku xam El Hadj Keita xamul ni man mosuma dund concurrence doxuma ci ay concurrence dunduma loolu man liggéey laa gëm musique laa gëm musique laa am musique laay def sama booy yi xam nañu ni dunduma concurrence déggoo sànq wax naa ko ci biir wax xam naa ki doon posé question dégguma nee naa maam Cheikh Mbaye am naa fulla goo xam ni du ma def loolu lu ma bëggut a def waaye mooy sama producteur xam naa ne ñëwul pour gaañ ma dafa ñëw pour yóbbu ma fu sori damay ànd ak moom ba fu mu yem neex waaw merci beaucoup. wax jooju leer na El Hadj Doudou Feeling Dakar. leeral ñun nag yàgg nañu def concert ci Russie bi fi ñu ko daan defee fa lañ koy defee waat te gratuit la concert bi sax du pour jeunes yi concert bi pour sunu mairie la parce que mairie yi toog toog seen balcon yi ñoo ma daan wax El Hadj Keita xanaa xamoo saa yuy jouer Russie da ngay dundalaat koñ bi mairie yi toog seen balcon yi ñoo moom concert mais du jeunes yi bu ma leen woo ci boîte nuit laa leen di woo noonu la demee moo tax loolu yàgg nañ ko gis ci àdduna tombee waral ay gaaf ñu bari nag xamuñu ni tombee waral ay gaaf dañ koy gisee neneen mais ku xam El Hadj Keita xam ni bil ihsaniya damay rafetal sama carrière bi dama koy rafetal du ma ko mës a ñaawal waaw merci jaajëf mais bien sûr ñun featuring ak artistes yëpp def naa ko ak Tarba Mbaye dinaa ko def ak Sidi Bastion ñëpp samay frère lañ man musique laay dunduma concurrence dunduma man musique laa jóg man je fais de la musique ku may xaar ci concurrence yaa ngi tardel sa bopp parce que dund bàyyiwuma sa xel loolu mais dama nekk ci liggéey boo xam ni musique moom ku ragal coow bul ci dugg ku ragal coow bul ci dugg ku ragal ay saaga bul ci dugg parce que dafa àndoo ak loolu àndoo ak wax ju sew ànd ak la loo def ñu ne lii moo tax nga def ko loo def ñu ne kële moo tax nga def ko musique moo mel noonu mais yow doo koy gumba taxlu liggéey sa liggéey je vis que de la musique man musique lay dund man El Hadj Keita merci. merci kaddu yu rafet